Allahu akbar. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين أما بعد فهذا اليوم يوم الحيد لكل مؤمن مسلم محسن سعيد فاشكروا الله تبارك وتعالى فيه على كونه سرورا للنبي ولمن يقتفيه صلى وسلم عليه الله في آله وصحبه وكل من تلاه وأوصيكم فيه وبعده بملازمة ما اختير لكم من الأخلاق والعقائد والأقوال والأفعال لوجه الله تعالى القائد وأعذركم فيه وبعده عن فعل ما لم يختر لكم من العبادات والعادات فإنما اختار الله تبارك وتعالى هو الجامع للسعادات فطوبى لمن لا يلتفت إلى خير ربه ملازما ما اختير له من منير لبه وويل لمن خاده إبليس إلا ما شاء فإنه يلازم ما أخسى وأذى قال الله تبارك وتعالى وما آتيكم الرسول فخذوه وقال الله تبارك وتعالى فمن يحمل مثقال ذرة خيرا يرى فطوبى لمن أخذ ما أتى به الرسول عليه بآله وصحبه سلام مؤتي السول وللذي همته يرتخي إلى الخير لا إلى الكدر والدير وويل لمن لم يأخذ ما أتى به المنتقى عليه بآله وصحبه سلام من جاد بانتقاء وأوصيكم أيها الإخوان لوجه من كفاني سوي الحسد والعدوان بأن لا تفارقوا ما اختير لكم أبدا فإن مفارقته تجر إليكم ألما وكبدا وأنهاكم عن فعل كل ما لم يتبين لكم كونه صوابا فإنه مما يوجه إلى خيركم الأجر والرضا والصوابا ولا تطلبوا الكرم بخير التقوى فإن الكرم هو التقوى ولا تطلبوا العزة من خير العزيز المعز
bi jaahi abdihi nabiyihi rasulihi al aaz fa inna man adbara an illahi tabaraka wa taala ila siwaah tarakahu maha nafsihi wa hawaah wa man aqbala ila llahi tabaraka wa taala maha alwasila xaada ilayhi kulla ma kaana yartaqi ilayhi min aljamila yaa ayuha nnaasu ubudu rabbakum ittaqillah aysu kuntu man kaana yuminu billahi wal yawmi al axir falyaqul xayran aw liyasmut xad axbarani rasulullahi sallallahu alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama wa baraka anna man taaba min ummatihi xabla mawtihi fa innahu yasfaw inda mumiiti mayitih wa anna man lam yatub minhum tawbatan nasuha faqad amarahu man wahazahu nasiha rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina khillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila alhamdulillahi alladi jacala yowma alxiid yowma altawsiati waltafrixi walitlaaq walsalaatu walsalaamu ala man agrajana min zulumati aljahli walshirki walnifaaqi walimlaaq sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi sawi wifaaq amma baadu fa haza alyawmu yawmun mubaarak wa lana fihi shay'un fihi lam nushaarak fahmadullah tabaraka wa taala ala man jaada bihi fihi lilmuntaqa alayhi salaamahu bi jamihi muqtafih fa inna hada alyawma yawmu aklin wa shurbin wa itq bi fadli man jaada bi fatxi ratq fa man shakara allaha tabaraka wa taala fii fa innahu yasfaru bi kulli ma min alxayri yastafih fatlubu min allahi tabaraka wa taala xayra fa inna allaha tabaraka wa taala yasrifu ila xayrikum dayra wa tuubu fihi ilayhi tabaraka wa taala min jumlati al-isyaan fa innahu yaxfiru lakum wa yakuffu ila xayrikum zawi tuxyaan wa tawajjahu ila rabbikum bilkitaabi wa sunnati wal ijmaa fa inna allaha tabaraka wa taala yakfiikum man abaw fihi ijtimaa bi jaahizi lxasawaati lmurdiya sallallahu alayhi bi alihi wa sahbihi sawi l ardiya alhamdulillahi alladi hadaana li haza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadaana allah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladi lam yattaxis walada wa lam yakun lahu sharikun fi lmulk wa lam yakun lahu waliyun min azul wa kabbirhu takbira subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di sant sunu borom tabaraka wa taala moom mi nu kàttanal defal nu tawfiq defal nu wér defal nu man ba nu fekkewaat bis bii di bisub sant sunu borom di bisub gore di bis boo xam ni bisub fàttaliku sunu borom la ci mboolem xéewal yépp di jot li kàddu yi sëriñ bi muy sëriñ Abdul Aziz di ñaan sunu borom gën koo dëgëral te may ko ak wér te mottali ay yéeneem ci taxawaayam yépp yi muy taxaw jamono bu nekk di ñaanal itam imaam mi nga xam ni moo waroon a taxaw fii waaye yàlla dogal manam xëy na matewu ko waaye ñi ngi ñaan suñ borom tey sàkku ñi fi nekk ñëpp ñaanal ko yàlla yëkkati ko te may ko ak wér bis bi nag bis bu ñu war a fàttaliku liñ ci war a gën a jànge mooy ragal yàlla suñ borom maanaam suñ ragal yàlla nag
li koy firndeel mooy jëf ju nekk nga bàyyi ci xel yàlla, jëf ju nekk nga bàyyi xel yàlla ni mi ngi lay gis soo ko gisut itam ni ko xadis ba waxee te mooy an taabudallaha ka annaka tara in lam takun taraahu fa innahu yaraak. ragal yàlla itam bokk na ci li koy firndeel mooy mbir mooy def mu nekk nga xam ni suñ borom mi ngi jàkkaarloog yow te ginnaaw xam nga ni suñ borom moo la moom, soo jàkkaarloog moom lenn lu muy tere doo ko def. kon jëf ji ngay jëf doo ci indi ak njublang wala nga def ca naka sudul noonu. nangu ni it yàlla moo la moom, xam nga ñëpp ay jaam lañ, waaye jaam bi nangu ni yàllaa ko moom loolu daraja la. te kooku mi ngi firndewoo ci di jaamu yàlla, mooy jaamu yàlla yi la yàllay teg, yi la yàlla gàll te mu néew lool, nga xam ne boo ko doon xool juróomi ponk rekk la. boo waxee laa ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jërul nga koy waxaat sag dund, teewul nga nekk ab jullit. benn yoon ci sag dund doy na. aj màkk benn yoon ci sag dund lañ la ko defloo, soo ko mënee am lu la ci yóbbu, am wér gi yaram, bàyyi fi ab dund, fay say bor, mën nga koo aj benn yoon lañ la ko sant. bu dee weeru koor fukki weer yi ak benn yépp may nañ la ko nga ciy lekk di ci naan di ci def li nga bëgg a def lépp. benn weer la suñ borom woorloo, te dalaa wax ne la wooral bëccëg ya, guddi ya lépp luñ la tere woon ca bëccëg ya tam daganoon la mayaat nañ la ko ci guddi ya. bu dee julli 24 heures yëpp li nga ciy julli matul 25 minutes, ndax julli lu mu yàgg-yàgg mënta ëpp 5 minutes, te juróomi julli ñoo nekk ci 24 heures yi. kon 24 heures yëpp 25 minutes nga ciy julli, loolu xam nga ni tuuti na lool. boo xoolee kon jaamu yàlla lu yomb la. santaane yooyu nag mooy wane ni boo ko nangoo jëfe mooy wane ni yaa ngi wane ni yàlla ci bopp moo la moom. ba ca topp mooy bàyyee sa bopp ak yàlla. bàyyee sa bopp ak yàlla mooy li Sëriñ Tuubaa daan wax ni du wàññi kenn dara, te doy naa ci firnde. te bàyyee sa bopp ak yàlla de képp ku nekk ci réew mii di Sénégal war ngaa mën a jàng bàyyee sa bopp ak yàlla ci xew-xew yi ñu génn. te xew-xew yi ñu génn mooy yan? mooy élection yi jàll. daaw ci heure bii ki jiite réew mi ngi woon ci kaso bi. tey jii yàlla dogal ab signature am rek génn na lu ëpp 300 nit ak nangam ci lu matul ñaari fan ci kaso boobu. sëñ bi yor wàllu transport bi muy El Malick Ndiaye daaw ci heure bi ab bracelet lañ ko takkaloon ni ko mayuñ la nga génn Dakar, te démb xaw ma barki démb sofee na ay nit ñu bari ngir ñu génn Dakar. lii nag ku ci mënta jàng mbirum yàlla yow amoo gis-gis, wala xëy na mbirum yàlla ñorul la, waaye mbirum yàlla moom lu mat a jàng la ci xew-xew yii am. Sénégal nag day réew moo xam ni saa boo tuddee politique ñu ne da ngay politique, waaye lii nii mbir mu am solo la moo xam ni jullit bu nekk fii ci réew mi war na laa jàngal gëm yàlla. ndax war na laa jàngal itam ni nit ñëpp suñu àndandoo woon bëgg laa lor te yàlla àndu ci du sotti. loolu la Sëñ Tuubaa tënk ci bayit wi ni man zanna gayrallaahi yuxni aw yadur fa zaaka fi daarayni zo kaddin wa dur. nee na képp ku njortu ni am na kenn kuy lor ku dul yàlla, nee na kooku de yow ku alkande dal na la, ndax amul kenn koo xam ne mooy lor wala muy jariñ ku dul yàlla. yàlla rekk mooy lor mooy jariñ. ndax yàlla àdduna bépp suñu àndandoo woon bëgg laa jariñ te yàlla àndu ci du sotti. ñëpp bu ñu àndandoo woon bëgg laa lor te yàlla àndu ci du sotti. te loolu yàlla firndeel na ko ci kii mu jox réew, firndeel na ko ci ay ñooñam ñi mu àndaloon. loolu nag ku ne mën na cee jànge digganteemu boromam. ba ca topp mooy sëriñ bi nee na mi ngi dénk kilifa yëpp muy góor muy jigéen ñu farlu ci yar njaboot gi. ndax jamono bi ñu toll nii
liy yàq daa bari lool. kon luñ defoon benn ci yar war nañ cee gën a góorgóorlu ndax ku ne xam na ni jamono bi ñu toll nouvelle technologie gën naa bari, mondialisation dafa am, globalisation am, lu ne am. xeetu jumtukaay yi nga xam ni mën naa jariñ doomu aadama te mën koo yàqal lu bari loolu. te loolu kuy xool internet bi bés bu nekk dina bari loo xam ne boo dee waajur nga dana la tiital. ba tax na kon képp koo xam ni yilif nga kenn war ngaa mën a gën a góorgóorlu ci yaram, te yar ba weesuwul lu dul jéem koo jàngal, jéem koo digal lu baax, di ko tere lu bon te di ko saytu. saa boo defee loolu wàcc nga moom moo ci des. ndax nit ñett rek lay layoo digganteem ak njabootam ëllëg, mooy tudde tur wu baax ak utal ko waajur wu baax ak jàngal ko. te jàng mooy yar mooy jàng. ñett yii la doom di poñee baayam bis penc, walla moom la doom di poñee waajuram bis penc. mooy lu tax utaloo moo woon waajur wu baax. loolu nag góor ak jigéen ñoo ci am. lu tax tuddewoo moo woon tur wu baax. lu tax jàngaloo ma woon, te jàng mooy yar mooy jàng. loolu daal buñ ci farloo, sëñ bi tamit nee na jamono jii ñu toll nii day jamono joo xam ni jamonoy wax la. jamonoy wax nag, wax mooy indi musiba mu ne ci penc mu nekk. ndax boo xoolee ci alxuraan, Luqmaan nettali woon na ko. nee na doomu aadama saa bu xëyee jëmmi cër yi, làmmiñ dana leen laaj. yow sa làmmiñ yow doomu aadama bi, saa boo xëyee nga yëg ko ak nga ñàkk koo yëg, saw làmmiñ dina wax say cër ni leen mbaa jàmm ngeen. bu ne leen mbaa jàmm ngeen, cër yi ni ko waaw ñun dey ñu ngi ci jàmm. waaye boo noppee rek yow boo téyee sa bopp rek ñu nekk ci jàmm. ndax yow musiba mi ñu dugg mu ci bari yaa ñu ciy dugal. bariwaa na fu tànkub doomu aadama dugg làmmiñam moo ko fa dugal, te bu téye woon ab làmmiñam du fa dugg. léegi nag fuñ mën a waxee daa bari, waaye bum tax mukk nga jàpp ni bokk nga ci ñi war a wax, ba mën a wax loo xam ni mën naa taal am pénc, wala mën naa yàq kër, wala mën na laa dugal ci musiba moo xam ni genn kàddu ga nga waxoon dootu la ci gaaw a génne. kon nee na lu mu yàgg-yàgg, lu jumtukaay xarala yi bari nañu téye suñu làmmiñ. nañu téye suñu làmmiñ ci suñu yoon nekkut. moytu yàq ab der. te bu ñu waxee moytu ab yàq der, yow mi koy déglu ak yàq ki koy wax yéen a yam àtte. te mbooleem ñi yàq der ci internet bi kenn du leen ëpp ñu leen di xool. te loolu day firndeel ni sëñ ba koy def wala ka koy def moom ñi koy déglu ñooy am. kon lu ñu moytandiku yàq der it nañ moytandiku ku koy def. jëw buñ la ko teree dañ ne la képp koo xam ne ñëw na di jëw fi yow bul ko déglu. kon yow miy jëw ak ki lay déglu yéen a yam ab àtte. rambaaj ñu moytu ko bu baax a baax, mooy yàq diggante ñaari jullit. naw jëf mooy jàpp ni yow jëf yi ngay jëf yu rëy rëy la te nga ko yëg ci sa xol, loolu day yàq jëf. yàqub der nga ñu moytu ko bu baax a baax. fen ñu moytu ko bu baax a baax. Sëñ Tuubaa wax na ni bàyyi fen moo gën jàng alxuraan. ndax alxuraan dëgg moo ci nekk. booy fen di jàng alxuraan da ngay jàng alxuraan mu lay tere fen, nga maanaam ngay continuer di jàng alxuraan. moo tax mu ni bàyyi loolu mu lay tere moo gën ngay jàng téere bi. ndax alxuraan ak dëgg la. te fen bu nit fenee, fen wi day dem ba ca xaras mu ni maay fenu diw doomi diw ak diw. loolu Sëñ Tuubaa ko nettali. nee na bu ko defee ñu nee na lu mat 70 malaayika àndandoo di ñaanal ki fen woowu rëbbum suñ borom. te malaayika bu ñaanee suñ borom nangu ko. nee na ñu faral ñu bindal ko 70 ñaawteef, am ay bàkkaar daal. nee na bu ñu ko bindalee ñaawteef yooyu, ñaawteef bu nekk ci ñaawteef yooyu ñu ko bindal di benn bu ne dina toll ni doju Uhud. doju Uhud nag doju rëy rëy la wu nekk mag, woo xam ni
wu rëy rëy la te wenn fen la ko nit ki amee te fenkat lu yomb la ndax bu ma nit woowee téléphone rek ne ma yaa ngi fan ma ne ko maa ngi Grand Dakar te fekk maa ngi Géejawaay fen naa kon lii may wax nii lépp dal na ma ci. nee na kon ñu fexe dëggu ndax dëggu ci lay dem ba nit ki malaayika yi koy bindal ay jëfam yu baax ak yu bon sax bu waxee ab safaan dañ naan xam naa dafa juum xam naa léegi mu dafa juum moo tax daal di koy bind aw yow waaye nee na fen nit ki dina koy def di ko def ba mujj malaayika yi koy bindal ay ñaawteef su waxee dëgg sax dañ naan dafa juum aw fen la bëggoon a wax. am na ku ñuy nettali koo xam ne dafa tàmmoon fen lool ci dëkk ba mu dëkk benn bis mu woo waa dëkk ba ni leen sama kër day tàkk kenn gëmu ko ndax kenn ku ne naan moom li muy wax ñaare du am ba kër ga tàkk ba jeex loolu rek doy na firnde ci ni noonu ñi di demee ba gëm ni loo waxati du dëgg noonu la malaayika yi demee ba gëm ni loo waxati du dëgg te ñoom ay ndawi suñu borom la ñoom la booleel te noonu bu ñu ko gëmee kon suñu borom da war a koo taxalaa kon mët ta wax kon yooyu yëpp ñu moytu ko muy rambaaj fen jëw yàqub der naw jëf rëy rëylu ak yu mel noonu xeeti jikko yooyu yëpp te gàttub tànk te suñu làmmiñ suñu yoon nekkut jàpp suñu njàmbur te nangoo liggéey nangoo jaamu yàlla fonk suñuy waajur gone yi ku ci jàng ku ñuy jàngaloo nga toll ci jàng nga xam ne mënoo am leneen lu ëpp njariñ am njàng gone lu mu def lu dul jàng yàq na ko kuñ ci jàngaloo métier nga xam ne métier moomu moo lay amal njariñ bu ca kanamee bi ngay nekk gone nag doo ko xam waaye bu ci kanamee nga koy xam loolu daal buñ ko defee yàlla mën na noo defal tawfiix ba leenu bëgg nu am ko ñuy ñaan yàlla nag mbooleem li ñuy séentu ci réew mi ci ay xéewal ndax tudd nañu barki démb ni pétrole feeñ na fii ci Sénégal te yàgg nañu ko tudd yàlla na jig réew mi yàlla bum nu ump yàlla nañu fi yàlla bàyyi te may noog wér ba ñu fekke ko te jariñoo ko ci daraje Sëñ Tuubaa di baalu ñëpp xaq nag di baal ñëpp ak di ñaan yàlla boole nu jéggal te nu yàgg fee teew te kenn bañ a manqué te ñu fekke ko te tal ko daraje Sëñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw sëñ bi point yu bëri la laal te bu mu ci laal rek mën nañ ci def débat ndax sëñ bi tey nag moom discours bi dafa am solo ndax joxe na exemple nañuy delluwaat ci yàlla bàyyi suñu bopp ak yàlla ma joxe ci exemple ci kilifa gu réew mi ñi fi nekk nii tabaski bii passé dañ leen yóbbuloon xar ndax ñu ngi woon ci kaso bi ren ñii gis nga génn nañu ba libéré sax 376 détenus muy son excellence Bassirou Diomaye ak Sonko kon loolu ku mu doyul ci jàng xam ku sa borom dara dootu la doy beneen bi mu joxe exemple ci El Malick Ndiaye ministre du transport ndax ministre du transport ndax gis nga ko ren ji daaw nege ni daaw dañ ko takkaloon bracelet ren moo ñëw fekk nit ñi am jafe-jafe transport mu dem ñu bëri moom moo fexe ba ñu jot seen dëkk kon nag loolu la sëriñ bi wax ne ku mu jàngalul nga delluwaat ci sa borom nga xam ne sa borom rek moo fi ne topp sa borom ndax bañ a perte beneen bi mu tegaat ci ne xale yi internet yi bëri na ci korité gi passé waxoon naa ko nee naa ko ñii bi ñu fi toogee ba def fi ñaari weer du ñu bàyyi nit ñi di ñàkk teggin ay kilifa lu la neex wax bu la neex yàq der loolu sëriñ bi dellu si waat na ci te incha allah ñii dinañ ci dox bu baax a baax a baax yàq der baaxul sëriñ bi nee na ñu moytu jëw moytu fen xeet yooyu yëpp nañ ko moytu te delluwaat ci suñu borom ndax ku dellu si waatul suñu borom rek da ngay perte ndax làmmeñ bu xëyee day wax cër yëpp na ngeen def ñu ne ko ñun ñëpp a ngi fi waaye yow boo noppee rek ñun ñëpp ñu am jàmm ku tëb defe ne bëgg nga mën ngaa wax te wax ji moo leen di andil musiba ku ci wax ñu jàppale teg la benn place ñu ne lu tax ñu yóbbu ko làmmiñ moo ko teg kon nag nañuy sàmm suñu làmmiñ di sàmm suñuy cër di ñaanal réew mi nag pétrole feeñ na fi lépp feeñ na fi réew mi dal na ndax li ñu doon ñaan yëpp dal lañ doon ñaan nañ réew mi dal na kon nag yal na ci yàlla def xéewal ñëpp am jàmm Sénégal naat. Oui, le sermon que nous venons d'écouter est un sermon de haute qualité. Il est transmetteur de messages en provenance de Serigne Khadim Awa Ba, Serigne Abdou Aziz, parce que c'est lui en général qui dirigeait les prières à l'occasion
de pareilles situations. La fête que nous venons de célébrer donc, que nous allons célébrer parce que nous sommes déjà, l'Aïd el-Kébir, c'est une occasion par laquelle le marabout avait toujours l'habitude de nous livrer un message et celui qui l'a envoyé aussi a fait exactement la même chose. Et son message, nous pouvons peut-être le caler en 3 ou 4 points. Il a d'abord rappelé aux fidèles le rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Il a ensuite parlé de l'importance de l'éducation et de l'autorité parentale par rapport à la situation de la jeunesse d'aujourd'hui. Il a ensuite axé sa réflexion, si vous voulez, ou bien son message en tout cas, sur l'importance de la communication, avec tout ce que cela peut impliquer. Et ensuite, il a exhorté tous les musulmans à revenir à l'orthodoxie, comme on l'avait déjà dit la dernière fois. Pour ce qui concerne le premier point, c'est-à-dire notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, il a été suffisamment pédagogue pour nous dire que, par l'exemple, nous pouvons, à partir des événements qui se sont déroulés ici au Sénégal, il n'y a pas trop longtemps, nous pouvons déjà savoir que pour ce qui concerne Dieu, il n'y a que lui et lui seul qui a la capacité d'outiller l'individu et de le propulser là où il veut. Il n'y a que lui qui peut faire du bien pour l'homme, il n'y a que lui qui peut nuire à l'homme. Et il a donné pour cela l'exemple de nos autorités d'aujourd'hui, les nouvelles autorités. Il a donné l'exemple de son Excellence le Président de la République, qui naguère, à pareille époque l'année dernière, était dans les liens de la détention, et qui aujourd'hui, selon lui, et il l'a dit ici, à partir d'un simple décret, il a pu libérer plus de 300 détenus. Il a pu faire élargir plus de 367 détenus. Il a aussi donné l'exemple de notre ministre chargé des Transports, El Malick Ndiaye, qui, à pareil moment, à l'année dernière, avait été aussi sous les liens de la détention et qui portait un bracelet, mais qui aujourd'hui est non seulement libre de ses activités et de ses mouvements, mais a pu même, par ses initiatives à saluer, aider les populations qui étaient dans des difficultés pour rejoindre l'intérieur du pays pour aller célébrer la fête. Alors il dit que ces deux images suffisent largement pour édifier le musulman et pour lui montrer que c'est Dieu seul qui peut permettre à l'individu de réussir ses entreprises et ses initiatives, et c'est Dieu seul aussi également qui a la capacité de nuire lorsqu'il le désire. Alors s'agissant de l'éducation maintenant des enfants, il a montré l'importance que le parent revêt dans sa responsabilité par rapport à son enfant, et il a énuméré 3 points sur lesquels un enfant pourrait demain, en tout cas, demander des comptes à son parent. Que le parent lui doit un nom propre, un nom en tout cas qui est assez aimé, un nom qui est assez accepté, un nom qui est assez reçu de tous, un beau nom j'allais dire. Là le parent le doit à l'enfant. Le parent doit également à l'enfant une éducation très saine, un suivi, et demain également le parent rendra compte de cela. Alors donc il invite la jeunesse à davantage donner de l'importance aux préceptes que leur prodiguent leurs parents et à s'atteler vraiment à écouter leurs conseils, à aller sur le bon chemin. La communication, le marabout a dit que c'est une chose extrêmement importante. Parce qu'avec la communication, on peut faire un univers, avec la communication, on peut défaire un univers. Aujourd'hui, il dit que les réseaux sociaux, il revient là-dessus, il dit que ces réseaux sociaux-là, qui sont aujourd'hui ouverts à tout le monde, eh bien, sont des lieux où on peut faire beaucoup de mal. Et le mal s'élargit davantage chaque jour que Dieu fait. Et la communication est tellement importante. Dans une métaphore, il a même donné le rapport qui existe entre la langue, l'organe qui est la langue, et les autres membres du corps, pour dire que chaque fois, tous les matins, quand nous nous réveillons, il y a un dialogue, en tout cas plus ou moins spirituel, entre les membres de notre corps et la langue elle-même. Et la langue dit toujours au corps, aux membres du corps, est-ce que vous êtes bien en forme? Et les membres répondent, oui, nous le sommes. En tout cas, tant que vous serez restés tranquilles,
tant que vous ne nous mettez pas dans des situations qui peuvent nous nuire, nous aurons la paix et nous continuerons à vivre la paix. Pour montrer dans cette métaphore que la langue est extrêmement dangereuse, elle est aussi utile que nuisible, et qu'à en user de manière tout à fait noble et honorable, on peut peut-être faire beaucoup de choses qui peuvent vraiment servir à l'homme et aux fidèles.